asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa Louga seen doom seen xarit Abdou Lahad Ndiaye nekk candidat ci liste intercoalition Yewwi Askan Wi Wallu Sénégal fii ci département Louga tey moo bëgg a wax ak yéen waa Louga en particulier mais les Sénégalais d'une manière générale ndax mi ngi aju ci programme bi nga xam ne l'intercoalition Wallu Sénégal Yewwi moo ko def muy li nga xam ne mooy ay naal ak ay pexe yoo xam ne moom la ñu wax ni bis bu ñu joxee li nga xam ne moom la ñu bëgg mooy ñu am la majorité à l'Assemblée nationale def la lu ñu tuddee la cohabitation dëkkandoo fa ak Macky Sall ëppale ko ay député wala ñu tolloog moom lañ fas yéene appliqué. Programme boobu nag ñu ngi ko xaaj ñaari parti bu njëkk bi ñu ngi aju ci li nga xam ni mooy liñ naan l'état la démocratie la transparence la décentralisation ak sunu gestion de nos ressources yi nu am mooy sunu am yu koom gi géej gi ak li ne ci suuf si lépp nuñ koy gérer ci loolu la aju beneen bi ci topp mooy yoon ak pexe yi nga xam ne moom la ñu tuddee les politiques sociales pour ñi nga xam ne Sénégal dina mën a yegg foo xam ne dinañ am lu ñuy wax la justice sociale am lu nga xam ni moom la ñuy tuddee une cohésion nationale et le progrès. tey nag damay ñëw génn ci vidéo bi ci première partie boobu noonu muy li nga xam ne mu ngi aju ci état première partie bi ba nañ ko tënk ci juróomi axe thématique wala ci juróomi poñ poñ bu njëkk bi mi ngi wax ci li ñuy tuddee la constitution mooy charte ndey réew mi nga xam ni loi yi ak règlement yi ak lépp ci loolu la tënku ay yan pexe lañ ci mën a def ba kenn dootu ko mën a tripatouiller. bi ci topp mooy la gestion et fonctionnement de l'Assemblée nationale mooy Assemblée nationale bi tax ñuy wax nii bi tax ñuy def élection yi te ñu jëm ci naka la war a doxe ak naka lañ ko war a gérer. beneen bi mi ngi jëm ci la gestion des collectivités territoriales mooy mairie yi ak conseillers départementaux yeeg yooyu yëpp ñu ni naka lañ koy war a gérer. beneen bi mu ngi jëm ci wàllu justice et bu mujj bi nag mi ngi jëm ci démocratie et liberté bu mu ñëwee nag ci partie bu njëkk bi mooy la constitution foofu liñ fa tënk mooy dinañ indi ay loi ay pexe yoo xam ne dinañ verrouiller constitution bi ba lii nga xam ne tey ñoo ngi koy dund Sénégal muy débat bi yu aju ci troisième mandat dinaa ko def ak du ma ko def dañ koy def par voie référendaire mooy nit ñi ci boppam ñooy wax par waaw wala déet ci ay loi yoo xam ne dana tax ba danañ verrouiller constitution bi ba lii nga xam ne mooy coow li ñu koy dund tey muy jëm ci wàllu troisième mandat dootu fi am ndax kenn dootu mën a layam bi naan lii mën naa nekk ak mënut a nekk ci wax ju leer ju wér. beneen bi nga xam ne mooy nga xam ne bëgg nañ ko te mu nekk ci yi ñu proposé mooy kii nga xam ne si mooy président de la république danañ fexe ba dootu nekk chef de parti day gérer état bi gérer réew mi nga xam moom lañ ko dénk politique bi ak parti politique bi mu bokk mu bàyyi koog ñeneen ñu mën koo doxal. leneen li nga xam ne si ñi fës na ci ñu mën ko wax mooy ñu responsabiliser davantage le premier ministre ba nga xam ne tey yenn nomination yi yenn wax yu nga xam ne yéen a ngi gis ñu koy wax naan kii de président da koo teggi ndax dafa deful lii wala nangam loolu yëpp ñu mën ko éviter li nga xam ne nomination ak doole jeeg lépp premier ministre lañ koy jox moom moo koy def président de la république nekk ci leneen. beneen bi nga xam ne aussi wax nañ ko muy ay appel d'offre maanaam ñu ni xale yi ndawi réew mi nga xam ñu ngi ci bitim réew nekk ay nit ñu compétent nekk ci ay domaines yu variés am xam-xam te duñu ay politiciens bëgguñu politique bëgguñu adhérer ci benn parti politique ñu def ay appel d'offre ci yi nga xam ne mooy poste directeur généraux yi ak chef d'agence yi ak poste stratégique yi ak yenn projet temporaire yi ñu mën def appel d'offre xool ki nga xam ne compétence am xam-xamam mën na tax mu mën koo gérer en toute autonomie en toute indépendance ñu def ko ka ca gën lee profil donte ak réew mu mën a nekk ak moo xam ne réew mi la nekk wala bitim réew ñu jox ko mu yor ko ci na mu gën kaa rafeti anam. beneen axe bi nga xam ne moo ci topp muy la gestion et le fonctionnement de l'Assemblée nationale bi ci njëkk mooy pour ñi ñu fal muy ay député danañ fexe ba ñuy teew ci Assemblée nationale bu ñu absent wala ñuy retard danañu sax dem di dagg ci seen salaire ay parti wala ñu dem ba ñàkk totalement seen salaire. ndaxte fal gi ñu leen di fal oto yi ñu leen jox carburant bi ñu leen jox sécurité bi ñu leen jox pour ñu liggéey la képp koo xam ne si nii doo teew dinañu def loi bu nga xam ne bu ñu compter benn nombre boo xam ne ci ay absence la dañ koy arrêté daanaka dootoo am benn privilège. beneen bi nga xam ne aussi wax nañ ko muy dañu ni réewum Sénégal la ku ne xam ne ni ci kàddu tubaab nasaraan ci dañuy liggéeyee ci wàllu administration. mais nag député yi dañuy nekk ay ndaw yoo xam ne ci gox-goxaan yi la ñuy jógee am na ci ñoo xam ne si seen jàng soriwul am na ñoo xam ne sax dégguñu tubaab yi ñuy làkk muy lu jaadu nag lu normal waaye dañu ni dañuy wut assistance technique ñu mën leen a taxaw ba tolloog même ba ñu am ñoom ba ñu tolloog niveau
ministres yi bu ko defee le débat à l'Assemblée nationale mën a am sens bu ko defee député yooyu noonu mën a ñëw ak ay questions yoo xam ne dinañ ko mën a poser ministres yi ci wàllu gestion li ñu leen dénk ak xaalis bi fu ñu ko jaarale ak fu ñu ko doxalee. beneen bi ñu ci dolli mooy li ñu ni le contrôle de la gestion financière de l'Assemblée ndax Assemblée nationale xaalis a nga fa comme ma nga fa mooy doxal fonctionnement bi ñu ni loolu dañuy fexe ba opposition bi moo koy gérer bu boobaa dina tax ñu mën koo gérer de manière autonome lu leer de manière transparente te kenn duñu mën a influencer ndax opposition bi moo ko gérer. beneen bi mooy la gestion des collectivités territoriales boobu première partie li ñu ci wax te mu gën a am solo mooy supprimer complètement li ñu naan le haut conseil des collectivités territoriales parce que loolu ku ne xam na ni dañ koo def ngir caser benn clientèle politique ñu mën leen faa dugal kenn gisul njëriñam dañu ni dañ koy supprimer xaalis bi nga xam ne si ni moo nga fa doon dem ñu jël ko dugalaat ko ci gestion assemblée nationale wala ci biir askan wi wala ñu def ko foo xam ne dana amal njëriñ askan wi. beneen bi nga xam ne wax nañ ko muy cumul de mandat des présidents des collectivités territoriales loolu bu ñu ko waxee président conseil départementaux yi ñu ngi ci maire yi ñoo ngi ci. dañu ni ñooñu dootuñu mën a cumuler ay mandat seeni mandat dañ ko yemale ci ñett bu ko defee ñoom ci boppam ñu mën a concentré wu ci li nga xam ne si ni ci leen fal ndax buñ la falee maire nga wëlbatiku di xeex député ñu fal jox la député nga wëlbatiku di bëgg a doon président day tax finalement li la taxoon a jóg sax doo ko def. mandat yi tamit bu ñu ko limité dina tax aussi ku defal sa gis-gis pendant 3 ans pendant 5 ans 10 ans keneen mën a ñëw doxal gis-gisam. beneen bi nga xam ne mooy 4e partie bi mi ngi aju ci justice boobu nag lañ fay wax mooy li nga xam ne mooy séparation des pouvoirs loolu ñu ngi koy wax ci réew mi bind nañ ko te teewul kenn effectivement kenn doxewu ko boobu ñun dañu ni danañ fexe ba mu doon dëgg bañ ci mën a dox te li ci aju ci jiitu te ñu def ko ay proposition mooy nomination. ak choix yi nga xam ne ñu ngi koy def ci yenn magistrats yi ñu jëm ci yenn cours yi wala ñu jëm ci yenn institutions yi ñu xoolaat ko xool kan moo leen di nommé xool naka lañ leen di nommé ak seen i mandat naka lay doxee. beneen bi aussi mooy corps de contrôle yi nga xam ne si nii ñu ngi ci réew mi war a contrôler njuuj njaaj yi ñu fexe ba ñuy joxe ay rapport dans un délai de 3 mois chaque 3 mois ñu xamal askan wi li nga xam ne ñu ngi koy jàmbat di ko gëstu ci alal ju réew mi fi ñu koy dugg ak fi ñu koy defar at mu ñetti weer yu jot ñu def ko. ndax loolu seen liggéey la bokk wan ko population bi ñu xam lan moo xew ci réew mi beneen bi nag tam am solo torop mooy le parquet financier lii nag lu bees la loo xam ne day tax scandale financier yi ngay dégg ci réew mi 94 milliards par-ci par-là 32 milliards ñu ni parquet boobu noonu juge dafay nekk dañuy autonome indépendant kenn du leen mën a jënd danañ mën a àtte bépp scandale bu ñu dégg bépp citoyen boo xam ne gis nga loo xam ne jaaduwul mbuxum la nga mën a dem foofu noonu def fa sa plainte directement ñoom ñu mën a autosaisiru dugal jug ci enquête boobu noonu. beneen bi nga xam ne si ni aussi proposé nañ ko muy la mise en place d'un juge des libertés et des détentions loolu li tax ñu koy wax mooy tey jii fi ñuy wax yow nii procureur dana jàpp nit dana jàppalu nit wala mu ubbi enquête ñu teg nit loxo te lañ ko jàppee dara jaar ci yoon dara jaaduwu ci wala du dëgg sax te teewul kenn du mën ci moom dara kenn du ko fa mën a jëlee ñun wut juge moo xam si ni aussi moom it day indépendant. ku ne xam ne ni réew mi mën nañ laa jàpp defal la li ñuy tuddee garde à vue romb délai bi nga xam ne si ni moom la yoon mayee te sa avocat du ñëw kenn du la déglu ba sax nga mën faa faatu comme li nga gis li nga xam ne si ni moom moo xew fan yi ci ku ñuy wax François Mancabou yàlla na ko yàlla yërëm. beneen bu mujj bi mooy démocratie et liberté boobu nag dañuy fexe ba dugal li nga xam ne si ni moom lañ tuddee référendum d'initiative citoyenne boo demee ci réewu tubaab yenn yi ku mel ne Suisse da nga ko fay fekk da ngay gis par exemple fii waa Louga danañ mën a xëy daal ni coow li bari na de ci diw sàngam ci mbirum 94 milliards Lougaatu wala te mi ngi laaj dëkk bi wala Lougaatu wala am na ay ndombay tàkk dëkk bi dañuy xool ba xam oui ou non day continuer fonction wala du ko continuer waa Louga bu leen neexee ñu def référendum woo waa dëkk bi ñu voté donte téeméeri nit ñooy voté nañ ko ñu folli ko teg fi keneen loolu mooy li ñuy tuddee référendum d'initiative citoyenne loolu nag ci biir dëkk bi laa ko waaye mën nañ ko def aussi même ci au niveau national ñu mën a jël ay initiative di càmbarul ay mbir wala ñu càmbar ay dossier wala ñu càmbar benn xew-xew beneen bi nga xam ne si nii wax nañ ko muy ñu supprimer li ngay tuddee le délit d'offense au chef de l'État ndax tey jii li ñuy tuddee article 80 tax na boo nee ngóor si bopp bi rëy na boo nee ngóor si dàllam yi dafa ëpp boo nee ngóor si day caaxaan boo nee ngóor si saay-saay la ñu ne la diw sangam ngay waxal tëj la ci kaso bi ràpp te mënu ci dara moom lañ jàppe woon kenn ci sunu leader yi nga xam ne moom lañ jàppoon fan yi muy Cheikh Bara Mbacké
ñu ngi koy ziar au passage loolu dañ koy dindi ñu ni bépp loi boo xam ne si ni liberticide la mooy loi boo xam ne day tënk askan wi ci seen liberté du ñu mën a manifester du ñu mën a wax loolu dañ koy dindi ba mu set wecc. beneen bi nga xam ne si ni aussi wax nañ ko muy dañuy créer li nga xam ni mooy haute autorité des médias la haute autorité des médias bu ñu ko waxee ña fay ne mooy ñoo xam ni dañoo autonome indépendante encore comme li ma doon wax sànq ay professionnels des médias ay professionnels de la presse yu am xam-xam politique gu ñu mën fa nekk ñooñu xaalis bi nga xam ne si ni mooy subvention yi ñu koy séddale médias yi nga xam ne si ni corruption rek lay jariñ ak influence ñu ni dinañ fexe ba ñoom ñoo koy saytu ñoo koy séddale ci nam jaare yoon média bu ne loo néew donte da ngaa nekk Naby Vision mi fii ci Louga nga mën a am ci xaalis boobu noonu ndax sa àq ak yelleef la ndax da ngay liggéey ci domaine boobu noonu. ñaareel ba mooy les patrons de presse publique ñoom ñoo leen di nommer bu ko defee danañ lu mel ne RTS dinañ ci mën a jaarale yoon bu campagne jotee kenn ku nekk da nga am sa temps de parole bi nga war a am dinañ ci mën a jaarale ay programmes yoo xam ne si ni opposition bi ak pouvoir bi yëpp danañ fa mën a nekk débat fa li nga xam ni moom mooy réew mi wax ci économie wax ci dëkk bi ba li nga xam ne moo am tey ci juróomi at yàlla fukki at mën naa ni sax fukki at yàlla yoo xam ne si ni RTS amul benn émission boo xam ne si ni def nañ ko fa opposition bi ñu koy invité muy wax xalaatam amul ndax ka ko yor président de la république moo ko nommé te moo ko fa teg ngir mu politiquel ko. li nga xam ne si ni wax nañ ko si ni dinañ ko def mooy li ñu tuddee la mise en place des comités législatifs wala des comités participatifs loolu lu muy jëriñ mooy dañuy fexe ba li nga xam ne mooy liggéeyu assemblée nationale loi yéen fay voté di ko fa càmbar ñu koy mën a leeral askan wi ñu xam lan la askan wi di xam lii ñuy bëgg a voté lan la. képp ku bëgg a xam nga ñëw dem parce que assemblée nationale Ndakaaru la nekk xëy na ñu ngi diffusé ci télé bi mais ku ci mel ne suñu wayjur yi nekk fii nii fii ci biir Louga xamuñu lan la ñuy wax. loi yi ñuy voté ñoom bu ñu leen tàgg woon ni ko ñoo ngi koy voté ci surtout du xëy na duñ ko voté xamuñu ci dara loolu ñu koy leeral ñu leen koy leeral ba mu leer te aussi dana empêcher ay loi yu ñu importé lu ci mel ne lii jëm ci wàllu góor jigéen yi lii tey bu nu laajoon Sénégal yi laajal askan wi laaj kilifa diine yi laaj waa dëkk bi xëy na du jàll. donc kon yooyu yëpp noonu lu bees la loo xam ne si ni ñun intercoalition Yewwi Askan Wi Wallu Sénégal ñoo ko indi mbokk yi foofu laa yem ak yéen ci vidéo bu njëkk bi ñu ngeen ñëw ak yéen ci beneen vidéo boo xam ne mooy traiter la deuxième partie de notre programme kon di leen jox dig daje ci fan yii ci beneen vidéo asalaamaaleykum